asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokk internet yi tey dañuy waxtaan ak ci yéen ci lan mooy délibération nan lañ koy jëndee ak nan lañ koy mutuer ci résumé nan ngay jëndee terrain bu sûr ak délibération ñu dem ak ñëw di yéen. asalaamaaleykum mbokk yi comme ni ñu ko waxee ñëwaat nañu donc tey jublu ci waxtaan bi donc tey avant ñuy egg ci waxtaan bi d'abord maa ngi remercier suñu internautes yi nga xam ne ñuy suivre di remercier sénégalais yi nga xam ne nekk nañ fi di investir ci Sénégal jël seen xaalis di ko dugal ci terrain di leen encourager di leen ñaan yàlla sàmm seen alal di ko def également ci jeunes yi nga xam ne ñu ngi à l'extérieur ci diaspora bi di rayante pour mën a am teranga mën a am suuf. lu ci loolu di profité di ñaax suñu mbokk yi nekk sénégalais les jeunes sénégalais di leen wax ne ñi nga xam ne ñi ngi investir à l'extérieur à l'intérieur du pays ñooñu bu ñu ko defee pour mën a am investir pour que on crée des entreprises la kon di leen ñaan dañ leen di sàmmal seen alal également di remercier ñi nga xam ne mooy sama mbokk naataangoo yi di agent immobilier yi di courtier yi nga xam ne yu dégourdi yi nga xam ne ñi ngi góorgóorlu yi nga xam ne ñu ngi góorgóorlu pour maam di ci dundal seen i njaboot ñi ngi góorgóorlu pour teg ko ci dans les règles de l'art di leen jaajëfal sama mbokk yi nga xam ne ñi ngi def li may def mooy live yi nga xam ne ñi ngi koy def lépp rek pour dimbali ñi nga xam ne ñooy jënd ay terrain mbokk yi ñu sóobu ci liggéey bi tey dañuy wax ci délibération lan mooy délibération nan lañ koy jëndee ak nan lañ koy mutuer ñoo lañ ko digoon mooy ci annonce bi bu ñu paree ni ñu ko defee noonu lañ koy defee ci bail bi noonu lañ koy defee ci titre foncier bi di la wax ne balaa ngaa dem na nga abonné ci suuf bu ko defee di jot suñu vidéo yëpp cliquer ci cloche bi mbokk yi lan mooy délibération délibération mi ngi juddoo ci acte de vente ndax ku ne xam ne man ak yow bu ñuy jënd terrain yow ak man bu ñuy jënd terrain nga doon jaaykat bi wala nga doon jëndkat bi wala vice versa il faut ñu bind lu ñuy wax acte de vente bee xam ne li nekk ci biir lan la mooy somme bi nga xam ne man ak yow bind jaayante nañ ko li ciy nekk mooy témoins yi nga xam ne ñoo fekke ba ñuy jëndante ak ba ñuy jaayante donc lu am solo acte de vente boobu boo demee di déposer délibération dañ koy soxla waa mairie donc pour mu leer acte de vente délibération maintenant dañu wax ci délibération nan la ñuy délibérer d'abord délibération mooy lan délibération këyit gi la bay xam ne damay dégg ñenn ñi naan délibération du këyit est-ce que xam ngeen ne am na ay R+1 R+2 yi nga xam ne ñi ngi ko sañ ci délibération jusqu'à présent foofu dama leen di wax ne ñi nga xam ne ñi ngi yor délibération nañ ko yóbbu bail bu ñu jugee bail bu ñu ko mënee yóbbu titre foncier nañ ko yóbbu titre foncier du ma ne délibération baaxul mais tant que yaa ngi am autorisation de lotir ma ciy profité di joxe conseil booy jëndati terrain jéemal xool ndax am na plan de lotissement autorisé yooyu ku ci bëgg lu leer na nga contacter suñu cabinet bi dinañ la ci leeral di wax ne délibération këyit la délibération doon na këyit gee xam ne administration reconnaître na ko waaye délibération mënoo cee leb banque délibération yenn garantie yi mënoo ko cee def kon donc boo amatee terrain yóbbu ko lu ñu mel ni bail au moins si yow état daf la koy louer loolu bu ko defee bu ëllëgee da nga war a fay redevance yi nga xam ne yoroon nga ko état loolu dina ci wax suñu eggee ci bail délibération pour ñu délibérer ko dañuy wax ci benn cas de figure ndax du ñu mën a wax lépp ci vidéo bi masalan tey jii ñu dem ba côté Niague wala côté Bambilor promoteur bi terrassé na 1 hectare jël na ko dugal na plan de lotissement autorisé yi dugal na li ñuy wax lotissement bi mën nga ci am bail léegi moom dafay jël kayit boobu avant sax muy am loolu dafay dem au niveau de la mairie dañ leen di wax délibération ni muy demee waxoon nañ ko fi mais dañ koy réitérer bu dugalee autorisé délibération pour am délibération maire bi conseils municipaux yi ak ñi nga xam ne ñoom la conseil dañuy toog ñu ne kat Samba Ndiaye wala Mor Talla Mbaye wala nangam déposé na pour am bail ci site bu nekk temps
dañ koy leeral bu ko defee ñoom ñu xool ndax dina am avis favorable ou pas bu amee avis favorable ñu décréter monsieur le maire bind ne diw kat defal naa ko délibération pour demande bi hectare bi wala demande terrain bi defe naa lii waxoon nañ ko fi mais dañ koy feddali rek bu ko defee yow nga am sa délibération moom bu dee délibération globale la moom mu jël ko wut ay délibération individuelle bu nekkee nag benn terrain la nekkul hectare même chose en général on parle d'acte administratif léegi l'appellation délibération léegi dafa dem on parle acte administratif ngay dégg léegi ndax acte administratif boobu moom la ñu changé ci turu délibération waaye boo ko gisee bul yaakaar ne amoo délibération appellation kese la ñu ci bëri tey bu ñu amee acte de vente mu leen di conseiller bu leen ko bàyyi acte de vente parce que acte de vente tamit doon na lay xam ne dëgërul bu baax bu ngeen amee acte de vente yóbbu leen ko délibération ensuite bàyyi ndax acte de vente dëgërul à 100% dëgërul à 100% damay faral di wax yàlla buy saay-saay yëg ne yor nga acte de vente yàlla bu ko saay-saay yëg kon donc boo amee acte de vente jël ko nga yóbbu ko délibération ni muy demee mooy en général ni muy demee mooy boo amee acte de vente da nga koy yóbbu ci mairie concernée bi bu ko defee mairie boobu da lay laaj am na mairie yoo xam ne il demande 4% de la valeur de l'achat pour ñu mën defal lu ñuy wax acte de propriété acte de propriété boobu ngay jël maanaam mën nga ci def pour am ci acte de kii di mën koy dugal bàyyi donc délibération noonu lañ koy délibéré donc nan lañ koy jëndee bala ngay jënd délibération kii ku am délibération bu nekkoon titre foncier c'est le notaire bu nekkoon bàyyi tamit nañ ci notaire ak vérification waxoon naa ko fi ak droit réel dem demander droit réel yooyu ñoo gën a neex a jënd mais délibération dafa complexe ndax tey jii boo koy jënd da nga war a dem mairie ba def say vérification waxoon naa ko fi say vérification administrative mooy demal ci mairie ba boo demee ci mairie bi am na lu ñuy wax livre foncier bi livre foncier boobu maanaam terrain yépp ñu ngi fa terrain yi nga xam ne mairie moo ko alloué mi ngi fa kan moo ko moom numéro parcelle bi ban position la nekkee ban quartier la nekkee tur lotissement ba mi ngi ci livre foncier bi boo demee yow mën na dem saisir lu ñuy wax domanial bi ñoom boo fa duggee ñoo en général ñoo yor yooyu wala dañ la orienté bu ko defee ñu wax leen ne kat terrain numéro 45 wala terrain numéro 20 mi ngi ci turu monsieur Mbaye moo ko moom nga confronté ko ak yow information ba mu la joxoon nga xam ne kat terrain bi diw moo ko moom kon donc yooyu pare nga ci sur le plan administratif bu dee am na këyit bi mu lay jox moom mu jox la ko waaye pareegul ba léegi ñu ngi ci nan la ñuy jëndee délibération boo paree boo ko mënee jëlal sa géomètre privé ndax mbokk yi kuy dugal million ci terrain jëlal sa temps bu yàkkamti nga jël un géomètre privé boo jëlee géomètre privé bi mu dem xoolal la ndax li nekk ci këyit gi waxoon nañ ci benn vidéo ne bokk na ci ni ñuy arnaqué mooy dañ lay won këyit gee xam ne bokkul ak terrain bi ñu la indi yow ne may déggam déet këyit gee xam ne masalan tey jii maa ngi yor acte administratif benn délibération bay xam ne yóbbu na la ci terrain bay xam ne du këyitam mais loolu boo ko xamul nga jënd terrain bi yóbbu ko ñu la kat terrain jàmbur la yal nañ ci yàlla mosal donc lu ciy dimbali mooy un géomètre privé da nga ko fay yóbbu ce géomètre là mooy def ce qu'on appelle les levées topographiques à partir de ces levées topographiques là dina xam ndax këyit gi mu la jox ak terrain bi est-ce que méngoo na loolu ba léegi yaa ngi ci vérification physique jóge nga administratif mooy mairie ba yaa ngi ci vérification physique waaye mbokk yi jeexagul ba léegi nan la ñuy jëndee délibération mooy defal enquête de voisinage donc foofu dinaa ubbi benn anecdote bu ndaw am sama benn client xam naa ni dama dégg daf ma mandaté woon pour ma dem kii ko may def enquête de voisinage mais kay jënd terrain bi sax xaw na acharné na ci man ndax nee na damay dugg ci vie privée mais dama ne ko mais attends million du juróomi dara kuy jaay waroo nëbb dara ku dem bay jaay terrain waratoo nëbbatu donc il faut nit ki def enquête de voisinage xool ndax diw est-ce que moom kër gi mais discrètement quand même il y a une manière de faire donc boo demee laajteel lu ngeen xam ci diw surtout chef de quartier bi day xam en général li nekk ci terrain bi yëpp ñu mu dënkal dël salaamaaleykum maaleykum salaam nuyu daal lu ngeen xam ci nangam diw de nangam dama bëggoon xool ci terrain bi ne la kat kër attention kat kër gi kat dafa nekk justice wala kër gi kat terrain bi kat fukki nit xëccoo nañ ko
donc on sait de quoi on parle parce que gis nañ ci ay cas yu bari. Donc loolu pare nga ci ak vérification administrative pare nga ci vérification physique yow dem nga def enquête de voisinage maintenant mën nga dem jëndi booy jëndi yóbbul ay témoins yu maandu ñu toog indi seen photocopie carte d'identité ak seen numéro carte d'identité ñu signé ngeen génnee xaalis bi ñu compté bu ko defee yow nga yóbbu sa acte administratif ak sa acte de vente yemul foofu nga jël ko yóbbu ko bàyyi. Donc nii lay demee mais mu des léegi nan lañ koy muter lan mooy mutation jëndante ngeen ba pare waaye bul fàtte ne à 100% amagoo terrain mooy ne maanaam turu kala jaay ba léegi moo nekk ci këyit ga donte def nga acte de vente waxoon naa la ko léegi mais mu des léegi ca registre ba mairie administration moom turam dañagu fa loolu mooy mutation maanaam da ngay dem ngeen ànd mu yóbbu ay pièces nga yóbbu pièces ay photocopie carte d'identité ngeen ànd bu ko defee ñu jël turam masalan tey jii sama tur moo nekkoon ci terrain bi ma dindi dañ koy effacer ñu ne tur monsieur Mbaye dañ koy effacer loo nangam léegi tout sa tur moo ci nekk lii mooy mutation am na ay frais yooyu fay nag au niveau de la mairie parce que mairie yi ku nekk xam nañ am na lu ñuy dundee donc frais yooyu boo ko fayee ñu defal acte de mutation bi bu ko defee loolu tam day figurer ci registre bi saa boo ñëwee dañ xam terrain bi kan moo ko moomoon kon donc lii mooy mutation di wax ne vidéo yi mënul gudd parce que genre publicité la su ma waxee publicité pour ndimbal la parce que li ci yëpp mënuñ ci wax lépp képp ki nga xam ne am na ci questionnaire supplémentaire nañu contacter bu ko defee dinañ ko leeral ci délibération yi tuuti lañ ci waxuñ ci lépp donc ku ci am question di leen ñaan tamit ngeen di indi seen i commentaire ay question ci suuf bu ngeen poser question nous ça va nous permettre ëllëg ñu mën leen dimbali ñi nga xam ne tamit nag am na lu ñu ci yokk lu ci mel ni ay suggestion mën nañ ñu woo wala ñu bind ko ci suufu commentaire yi bu ko defee ñu mën a xam di wax rek ne waa MTM yéen lañ fi nekkal dama ko faral di waxee l'immobilier autrement di wax ne dinañ pour comme service yi képp ki nga xam ne sa terrain ba nga jënd terrain am nañ ay terrain yu sûr yoo xam ne dañ ko vérifier ba mu leer nañ yooyu mën nañ la yóbbu ci terrain yooyu nga jënd ci ak njënd mu leer tout en respectant les clauses et les procédures képp ki nga xam ne da nga yor sa kër bëgg ko louer boo ñu ko dénkee ñun agence bi boo ñu ko dénkee ñun waa MTM dañ la ko gérer li nga xam ne loi noonu la ko bëggee ak ni nga xam ne éthique ak morale noonu la ko bëggee ki nga xam ne bëgg nga ay conseil ci immobilier mën nañ la jox ay conseil ki nga xam ne am nga sa këyit gi nga xam ne da nga ko war a jëlee acte de vente yóbbu ko délibération yooyu dañ koy dox délibération vers bail dañ koy dox bail vers titre foncier dañ koy dox ak yeneen services yi nga xam ne am na fii ci immobilier di wax benn service bi nga xam ne rek am na fi mooy ne yéen waa diaspora yéen waa extérieur képp ku ci am bien am na ñi nga xam ne am nañ mbokk bu leen ko saytul waaye ñun dañ la koy saytu bu ko defee chaque mois danañ fa dem 2 fois 3 fois vérifier le terrain bi xool ndax ña fa nekk terrain baa ngi dox wala boog terrain bi mbaa amul ku fa nekk wala boog dëkk bi ndax mi ngi màgg ndax ndox maa ngi dugg bu ko defee chaque fois dañ lay defal rapport envoyé ko loolu ku service boobu ku mu intéressé na nga ñu envoyé na nga ñu woo suñu WhatsApp wala nga woo ñu suñu numéro téléphone bu ko defee ñu gën la cee leeral di wax tamit am na ay expert en bâtiment ñi nga xam dañuy tabax ñun mënuñu tabax waaye am nañu expert en bâtiment yi nga xam ne ay ingénieurs yi nga xam ne dañuy def ay plan architectural dañuy def li nga xam ne mooy tabax ay ingénieurs yu futé yu nga xam ne macha allah bu ko defee ñu tabaxal leen ñu leen koy vérifier di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne prochaine vidéo bi ci lan lay jëm mooy bail lan mooy bail nan lañ koy délibérer ak yan temps lay jël ak nan la ñuy muter bail c'est très important des fois nit jënd bail ba pare tourné waat fayaat leneen loolu nañ ko wax ndax nit des fois jënd na fi bail jënd ko attention boo tëbee jënd bail rek y a des pièges ndaxte bail bu ñu fàtte na location la loolu ngeen teg seen baaraam foofu prochainement ñu ci am lu ñu leer di gërëm ñëpp di wax ne vraiment matuñu donc yàlla rek a mat lii rek pour dimbal rek nit ñi la pour dimbal nit ñi yàlla xam ne donte amuñ ci dara sax waaye nit da ngay def mbaax ba teraanga fekk la ci di gërëm ñëpp di remercier samay abonné di leen wax ne abonné leen pour ngeen di jot prochaine vidéo yi asalaamaaleykum wa rahmatullah